asalaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan di safoo di suivre seen B Plus TV waa B Plus TV mi ngi ci deuxième émission 7e art di fi dalal tamit ndaanaan bu mag ndaanaan bu kenn dootul laam-laamee ñu naan ko le venant d'Italie soo leen déggee le venant d'Italie nag suñu xel day dem si suñu papa Ibra italien muy naanaan bu kenn dootul lim laamee ñu naan ko papa Ibra yow la ñuy bàyyi nga nuyonteeg mbokk yi saafanteeg ñoom ñu soog di xuus ci question yi. maa ngi lay nuyu di nuyu techniciens yëpp di nuyu aussi la télévision di siyaare ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu tous les artistes du Sénégal. waaw ba suñu papa ba mu nuyoo ba pare ñu bëggoon ko xuus ak moom ci 7e art papa émission bi mooy 7e art ndax fa la art toll tey jii ñu doon wax rek papa Ibra est-ce que mën nga ñoo duggal tuuti ci sa jeunesse andi lan moo la ci gën a marqué ci loo xam ne neex na la wala metti na la. waaw fi nga tàmbalee rëy na sori na. loolu mooy métier journaliste. mais di leen njëkk a remercier ci leen parce que sans vous lépp loo xam ne dañ koo def ci askan bi day réer. dëgg la waaye avec vous dinañu mën a di dellusiwaat encore toujours te loolu dafa am importance. dëgg la la seconde chose est que yéen a ngi dem toujours fi nga xam ne nit ñi yañ soxla mu nga fa. ngeen di leen ko pécheel. di leen ko indil loolu dafa am importance. dëgg la. li nga xam ne aussi ci sama jeunesse. vraiment daf ma marqué y a beaucoup de choses mais am na lu ma ci marqué lu gën a jege ci théâtre. dëgg la parce que bi may def école primaire di def 4e. sunu benn madame bu ñuy wax madame si daf ma choisir woon ci benn rôle dans L'os de Morlam. dëgg la ndeysaan. boobu donc xale laa. dëgg la ma def L'os de Morlam. comme Mor laa tudd aussi. looloo taxoon mu choisir ma. j'étais gourmand aussi peut-être xam naa loolu la remarqué. mais j'avais réussi le rôle. ça c'était à l'école primaire. alors bu ma ñëwee di ko nettali nag sama yaay les répétitions ak ni ñu koy defee dafay ree. alors reetaan boobu sama yaay di reetaan ça me plaisait beaucoup. parce que ci laa daan gis mu ree ba ma yëg ne sama yaay ree na. ci xaleel mu di ma neex. ma dem nag chaque fois di ko créer ay histoire souvent bu ma gisul dara sax may créer ñëw wax ko. mu ree ba bëgg a dee alors c'est vraiment loolu moo ma gën a neex ci sama jeunesse. amoon naa atu boo xam ne sama yaay saa yu ma ko bëggee reetaanloo. ma reetaanloo ko. dëgg la waaw comme ni ko suñu papa waxee rek mais est-ce que am nga ci lu la ci mës a metti. waaye vous savez xam nga jeunesse moom toujours day am loo xam ne lii bu arrivé xale mënu koo xam. xale dafa am lu mu xam. je ne comprenais pas d'abord kan mooy sama yaay. entre yaa booy mi sama aawo papa ak sama yaay mi ñaareel ak sama ñetteelu papa mënuma ci xam kan moo ma jur. dëgg la ci loolu aussi dama ci màgg parce que à l'âge de 2 ans moins de 2 ans parce que man Burkina Faso fa laa fere waaye Burkina Faso laa fere parce que dama judd presque ñu affecté pas bi avec l'Afrique occidentale française avec la Wayof mu dem Burkina donc fa laa màggee man jusqu'à l'âge de 9 ans foofu laa màggee moo tax je n'arrivais plus à savoir qui était ma mère exactement entre doomu roi bi jabaru roi bi parce que roi bi dafa bari woon jabar. te tey jabar ji kii moo may yor kii moo may yor suba kee moo may yor sama yaay pour mu gis ma en fin de compte problème la woon ba weenam di metti ba ñu affecté ko ba ñu jëlee ko Burkina Faso Ouagadougou dans les temps indi ko hôpital principal à Dakar mu hospitalisé fa. yàgg fi lool ba presque dem naa ba fer ba. kii mu door a ñëw. moo tax je n'arrivais plus à xam kan mooy exactement sama yaay. mais kër Moroon na ba buur bi man moo ma yar. donc am naa fa lu ma neex am naa fa lu ma naqari li ma naqariwu ma trop. ndax xawmeewu ma koy sama yaay. ndax ay yaay yu bari yu la wër di la toppatoo. loolooy kër gu mag. loolu dafa am solo. loolu dafa am solo. dafa am solo trop am na importance trop. mais est-ce que mën nañoo xam ban année nga dugg ci théâtre. waaw man bi may dugg ci théâtre dama jógee armée. armée nation laa jóge ñëw dugg ci théâtre mais avant loolu bi ma jógee armée dama ñëw def benn concours def école des infirmiers d'État. foofu laa defee aussi concours école des arts. alors am ko nekk école des arts jaar fa pare conservatoire vraiment dem jamonoy tey jógee jamonoy tey def naa fa 10 ans. ak ñoom Pape Abou Camara Pa Massamba Seck Loulou Diop ñoom Xoy Diba Kunta Fay Ñang Ayda Sukka ñoo ñëpp fa laa leen fekk. ndeysaan di ci fàttaliku bu baax a baax les plus grands souvenirs
ci jamonoy tey moo boobu laay door a commencé sama art ci art scénique mais néanmoins dañu doon jël à Sorano souvent. bu ñoom Pape Faye di jouer dañuy fay woo ñu di leen jàppale ñuy defaale formation aussi. avec les artistes de Sorano. foofu nag laa jógee door a dem Daaray Kocc en 90. Cela explique que man bi may commencé théâtre j'avais 24 ans. ñaar fukki at ak ñeent ci laa commencé di def théâtre dëggantaan donc boobaak tey musuma cessé musuma bàyyi. ce qui explique que maa ngi bëgg a def si presque 38 ans de théâtre 38 ans de théâtre sans relâche. léegi Papa Ibra foofu dañ fiy ñëwaat ak yow ci théâtre mais dañoo dégg sànq nga ne armée te dégg nañ ne ñu ne Ibra dafa yaru ba waa armée dañ ko jox diplôme discipline lan nga war a mën a wan waa armée bañ jox la diplôme de discipline. waaw di remercier toute la classe 79-2. di remercier aussi l'armée nationale. di nuyu le général des armées. di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu kilifa yi ci réew mi yëpp. ak corps bu mu mënti doon. effectivement je suis de la classe 79-2 de l'armée nationale 23e compagnie 3e section. def naa armée j'ai fait les drapeaux. armée dafa nekk barab boo xam ne dañ soxla discipline. yar moom la ñuy gën di gëstu ci nit ki. yàlla dogal tamit yàlla tàggatoon ma ci parce que yar moom dama ko mës a bëgg rek man damaa bëgg lu yaru rek. dëgg la dama cee juddoo ndax ko boo juddoo ci camp. gendarmerie yaroo ci camp gendarmerie màggee ci camp Awayof ak Sénégal ak partout ci camp gendarmerie. discipline rek ngay xam. moo tax bi ma demee l'armée bi ma demee bay jeexal ñu woo ma décerné na ma certificat de bonne conduite. wane ne kii ku yaru la. kon certificat de bonne conduite boo ko amee bu armée nationale signé. yow na la leer ne yar moom booyee boo rek te xam ne mënatoo koo wàcc mooy dee ci saw yaram. moo tax yar. lu dul yar. ci liñ ma jàngal lépp lu nit di def. te bëgg koo réussir. na ci boole yar. dëgg la yar ak teggin mooy réussite bi njëkk ci doomu aadama. lu nit di mën wala di ko jàng ci àdduna li ma gis ci yar ak teggin. gisuma ko ci lenn. dëgg la. moo tax discipline. armée takkal ma certificat de bonne conduite. moo tax du ma xuloo ci mbedd du ma xeex du ma werante bokkuma ci yooyu yëpp. parce que ku ma ci joteel bu ñu demee fee da ngay daanu. parce que kii borom certificat de bonne conduite la. waaw kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax discipline mooy lépp yar mooy lépp. mooy lépp. waa léegi dañuy dugg ak yow ba tey ci wàllu théâtre. ndax gis nañ ne yaay président Arco Kër Massar. te gis nañ ne Arco bi bëri na coow trop te taxul nga xaddi taxul nga démissionné benn yoon loolu année nan nga ko mën a dundee ak nan nga ko mën a maîtriser papa. waaw di remercier d'abord tous les membres des bureaux des Arco du Sénégal di nuyu le président de l'Arcos national du Sénégal monsieur Pape Faye ak membre de bureau yëpp. maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal aussi gudd fan ak wér ak résultat yu baax. diñ séentu di ñaanal aussi sama dëkkandoo présidente Marème Niang bu Rufisque. di ko sant bu baax parce que teewlu na ma barki démb rek ci remise des prix yi nga xam ne Arco Kër Massar mu ngi ko doon def. di remercier le président de Guédiawaye Ibou Fall di remercier aussi sama xarit sama doom Leyti Fall di président Arco Pikine. donc bàyyiwuma benn Arco. dëgg la. en tant que président de l'Arcos du département de Kër Massar. wax nga dëgg am na ay jafe-jafe. torop waaw am na ay jafe-jafe yaa ngi naan torop waaye nag ci man du torop parce que mën naa xam naa li tax waaw dama koy xam naa ko du métier la bu ma xam. waaye métier la bu ma xam. vous savez d'abord àdduna da ngay njëkk a gis ne ak lu mën a xew. ay nit fuñ mën a tase rek te dooni gan ci seen biir. faw mën nañoo am ay jafe-jafe. waaye jafe-jafe yooyu itam daf cay gën. jafe-jafe yooyu day gën ndax jafe-jafe yooyu mooy defar lu ne ëllëg. ci jafe-jafe yooyu la ñuy mën a corriger wu. ci jafe-jafe yooyu la ñuy mën a sukkandiku. ba soppeeku. te loolu daa war kenn ku ne. muy man di tous les membres de bureau ak ñëpp. commencement dafa metti. vous savez Arco Kër Massar département buy doog a juddu la. waaw Arco day doog a juddu mais département bi ci boppam it nañ bu ñu fàttalikoo day doog a juddu. Kër Massar mu ngi door a doon département. dëgg la. 6 communes ëmb ko.
6 communes yi boo xoolee ni may liggéey ak 3 arrondissements yëpp loolu dafa nekk lu doy waar lu ñuy installé. boo xoolee service yi nekk ci département Kër Massar yëpp war naa leen a rencontré naa leen déjà ci benn CDD boo xam ne monsieur le préfet Fall moom moo ko organisé dans Kër Massar. di ko remercier aussi bu baax le préfet di remercier le sous-préfet aussi Guèye parce que moom moo présidé barki démb lors des remises des prix. s'il y a des problèmes ñenn ñi problème bi ñu ngi koy wax xoolal fin ba ñun ñu ngi ci di def ay remise de prix. ay remise de certificat di certifier ay ñoo xam ne ñii ils ont fait des formations ci biir ARCO bi. suñ déggee suñ papa na muy waxee rek xam na ni muy comporté woo ku nekk xam na na muy comporté woo ak yow waaw ba tey ñu ngi leen wax ñu ngi seen émission 7e art tey ngeen ci am 2e émission dala ci nag daanaan bu mag a mag kenn du ko lim laamee Papa Ibra dañoo bëggoon nga may ñu tuuti ci lettre bi nga bindaloon Ndeye Khady. ñu doog di xuusaat ak yow mais loolu est-ce que fàttewuma ko loolu yàgg na. ah mais ñu si tuuti rek. loolu am naa 20 ans léegi je crois. waaw ci tuuti rek ñu xuusaat ak yow ci question waaw je vais le faire yéen du ngeen ma demander man journaliste lu ma laaj dama koy defal incha allah rabbi. ndax dañ naan artiste du fàtte. di am mbégte mu baax ci 7e art d'abord parce que 7e art boo xoolee CP7 art dafa ëmb art yëpp. les 7 arts yi ngeen ëmb di ko doxee vraiment dafa mat sëkk comme thème lu ne mën na ko cee nit mën na ko cee waxtaan. lettre bi maa ngi naan Ndeye Khady Diop xam naa ne di nga boole mbetteel ak jaaxle ci boo jotee bataaxal bii la dikkee Italie te xamuloo ko la ko bind waaye ni nga dëggoo ci sama xol mën na laa firndeel ne musuloo jóg benn yoon ci samay gént. maa ngi la njëkk a gis ci cassette vidéo bu ñu filmé ci benn mariage ñu doon ko seetaan fii ci Verona man ak samay xarit nga feeñ ci sa melokaan wu jéggi dayo wi doy ci waar ba jaaxal ma lool dikkee ma tëdd nelaw jeex xalaat dugg ma xel li mu jox ma sa jëmm mbëggeel oblige ma sol sama dàll seeti sama benn xarit bu nekk ca Brescia bu la xam jox ma sa adresse ma bëggoon sama digganteeg yow xaritoogu sax dàkk ba mel ni judduwaale bu dëggoo nga di ci naaw ma di ci naaw sama technicien yi di ci naaw balaa pa mën cee jot wàcc mbaamam bi ca naaw xol sama ba beneen yoon. oh toutes nos félicitations xam nga ne kon fàtte woo ko. c'est venu comme ça bon je sais pas mais merci quand même. waaw merci macha allah neex na trop. waaw loolu lañ naan artiste du fàtte ndax luñ la joxoon ay ati at war nga cee mën a revenir aat suñ la ko laajee benn jour n'est-ce pas. n'est-ce pas oui. ok Papa Ibra ñu bëggoon a xam ARCO bi ba nga ko jëlee ani fan nga ko bëggoon a yóbbu ba xam yow yéene bi nga amoon ci ARCO ba tey yaa ngi yéene boobu. waaw yéene boobu du denc ci man parce que yéene bi ëppul xam nga ngay théâtre pendant des années. ca ndaw jaar ci ay pakk yu bëri. jaar fu bëree bëri gis lu bëri nga gis ay artistes yu doog a ñëw. bëgg a tegu ci plateau bi bëgg a mel ni yow wala mel nu ko raw. boo leen mënee dimbali. won leen pakk yi nga won leen ko ndax ñoom ñu mën ko moytu. dafa bari ay rëq-rëq ci biir loo xam ne di nga gis sax artiste dem ba mu yàgg mu découragé bàyyi te pourtant talent lay bàyyee di nga gis leneen koo xam ne nekkul sax ci art bi mais boo ko ne kaay mu ragal te pourtant mu ngi denc ay talent. loolu yëpp tam dafa am lu ko waral. moo tax nag ma futteeku xardaaju. dama man ARCO daf ma fekk chaque année damay créer benn troupe boo xam ne. dajale ay jeunes former leen pendant 2 ans. ba ñu mokkal ba nekkaat sur le plateau ma jëli jëneen jën tout le temps noonu laa mës a nekkee. boo xoolee barki démb maa ngi koy dégg ci ki nga xam ne moom la ñu nommé artiste national. di Rouba Seye. waaw di Rouba Seye. Rouba Seye c'est ma formation Rouba Seye maa ko formé maa def ses premiers pas. ak ñeneen ñoo xam ne ñii ñu ngi fii. ñoo xam ne ñoom ñëpp ci samay loxo lañ jaar. donc. musuma bàyyi kon di former ay jeunes. di leen ñemeloo di leen may fit di leen won yoon bi. te it di leen moytuloo pakk yi nga xam ne ñoo ci nekk. lii lañ ma mës a xamee kon tey bu ma demee ba ñu yëkkati ARCO teg ko ci sama loxo dama naan ñii de continuité rek lañ def encore ci man moo tax dara jaaxaluma ci.
jàpp naa ne rek mbooloo mu mel ni mbooloom artiste. yomb na bari coow. dëgg la ndax ku ne da nga am xel. waaye nag ku ciy waxit na nga seet la ngay wax teg ko ci yoon ndax nit lépp lu muy wax tey jii dina ko wax ëllëg. dëgg la te defar dafa gën yàq. am na ñoo xam ne nag lu ñu yorul lu ne. dañ naan bu mu fi baaxee. dëgg la loolu dafa am ci ay nit. dafa am ñoo xam ne luñ jiituwul lu ne. dañ naan du fi baaxee. dëgg la dafay am. am na ñoo xam ne boo leen joxul responsabilité ci sa mbooloo. ñu ñëw yàqal la ko. dëgg la yooyu yëpp daf fi am. xoolal ma boobu liggéey ma war koo liggéey. te duma ci tenir compte ci dara. képp koo xam ne da ngaa jóg pour indi xamadi pour bokk doo bokk. ku indi réewande doo bokk. ku amul yar ak teggin étymologie bi nga xam ne moom la li samp Arcos national di dox. li Arcos national désigné. yar ak teggin. discipline. travail. ku ko ci deful ku nekk da ngay dem toog ne ma continuer ak ñi ko mën ak ñi ko bëgg liggéey. dëgg la ñi nga xam ne nag ñu ngi ci biir. géew bi te mënuñoo dem. buñ baare ñi mën a dem. dëgg la daf ci am ci artistes yoo xam ne da ngay xool ay xale xam ne kii talent la buy dem. mais di nga fa gis mag moo xam ne mu nga fa. di indi ay jalti ke xiini xale ba lay baare. loolooy soxor. soxor. mooy soxor te wóor na ko ne bu demee toog xale bi dana def lu jaaxal Sénégal yëpp. donc talent yu ndaw yi ma gis ci biir. bu ma gisee ay mag nekk ci seen biir te jàppale wuñ leen. damay futtiku. fexe ba faj loolu ba dindi ko ba ndaw ñooñu ñu may leen ba ñu jàng lii nga xam ne bëgg nañ ko. ngir ñu mën cee réussir. ndax nattu la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. muy set aar yi dafa yaatu. dafa yaatu. dafa yaatu dëgg la bu baax. fi nga xam ne moom laa ko bëgg a jëmee. vous savez man yàlla may na ma am naa ay partenaires. am na loo xam ne tiituma ci. dëgg la ndax boo xoolee Arco mu ngi juddu ak tey ça fait 1 an. ba tey jii musuma laal 1 franc ci keesu Arco. dëgg la 1 franc le trésorier est là le secrétaire général est là ñoom ñëpp ñu ngi ci manifestation bi. amul 1 franc bu ma mës a laal ci keesu Arco. j'ai toujours travaillé avec de l'argent de mes partenaires. damay uti toujours mes partenaires ñu financer liñ bëgg a def. moo ñu dal lors de l'ouverture moo ñu dal bi ñuy lancé Arco moo ñu dal le 27 septembre. Le 27 mars. D'ailleurs coow bi ngay wax ci le 27 mars daf ci am. dëgg la mu am coowal xaalis. xam nga nit ki tey boo bëggee yàq ay mbiram da ngay ñëw ne dafa lekk xaalis ba. xaalis dafa neex a kaas. su ko defee ña ca xamul dara it mën nañ caa sukkandiku man nit a ñëw ba ci man. ne ma gars yi de nga kaas nee nañ da ngaa lekk xaalis bi. ma ne ko man de jotaguma sax xaalis bu may lekk wax dëgg yàlla. te benn Pape Faye de moo ma woo. le 27 mars. journée mondiale du théâtre à Sorano may saluer waat cette grande journée. yëkkati Arco bu nekk ñu jox ko 200000. mu woo ma ci bureau bi jox ma 200000. mais man sama programme c'est la formation. waaye ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg ñu ñëw def ko wut ay bâche ak ay tente foo fecc ree naan ay boisson tasaaroo dem ñooñu maa ngi moom bokkuñu philosophie. mooy nag ñi nga xam ne moo indi problème bi ñi taxaw ne déedéet xaalis bi naa ko jël dugal ko ci ñu wut ay bâche def xaw ma lan ak lan. le 27 mars feete nañ ko ba pare. Sorano lañ ko feete ak Pikine à côté de Leyti Fall. waaw jeex na. waaw léegi nag ñu bëgg jëlaat xaalis boobu pour def ko ay fo encore. man nekkuma ci ay fo nekkuma ci ay caaxaan. kuy fo ak kuy caaxaan na nga moytu Ibra. Arco bi fowuma ci. caaxaanuma ci. liggéey la Arco bi woote. aar bi tardé goo xam ne lu ñuy lekk amatu fi. lu ñuy liggéey moo fi nekk. moo tax maa ngi woo tout le monde. ñu liggéey. te ba caaxaan baaxul. fo ak ree tëgg mbumbaay wut ay bâche chaise musique nit ñi di kër ba jant bi so. ça rime à rien. man nag plaisir kese yëkkatiwuma. dama bëgg nit ñi am xam-xam. man loolu moo ma intéressé. dama bëgg les artistes de Kër Massar am xam-xam. xam li ñuy def ba ku fi jóge boo demee ci beneen plateau buñ ne kii kat Kër Massar la jóge kenn du ko mën a weddi. ndax technicité bi ànd ak moom ak xam liggéey bi muy liggéey. su bokkul nit kuy def lu mu xamut te man du ma ànd ak kuy def lu mu xamut. man lépp loo gis ma di ko def lu wér lu wóor. lu ma étudier moom laay def. dëgg la du ma tâtonner du ma tàndale. c'est ça ma philosophie. dëgg la mais Papa Ibra est-ce que aar mos nañ la cee tegal yow rôle boo xam ne da nga koo joué ba pare rëccuwaat ko. Jusqu'à présent non.
parce que ñaare danañ ma jox scénario bi ma xool ko damay xam histoire bi waaw dama koy faral di wax man ñaari rôle rek laa munul jouer ñaari rôle munuma koo jouer muy yan. waaw li tax munuma leen a jouer su ma ko doon jéem amaana duma ko mun xam nga histoire day nekk dëgg maanaam day nekk lu mën a ne rawatina au théâtre bu doon cinéma la boo ma joué loo góor gu biir ma joué la ko mais ci théâtre boo ma ci joué loo góor gu biir du ma la ko joué parce que góor du biir dëgg la. tellement que théâtre dafa dëggu te cinéma fen la waaye au cinéma loo fa gis bul ko jéem dëgg la. mais au théâtre loo fa gis jéem ko c'est ça le théâtre et le cinéma et c'est la différence ci rôle boo ma joué loo rôle góor gu ëmb du ma ko mën parce que góor du ëmb ba àllaaxira ba keroog yomal xeeb góor du mës a ëmb kon jar ta joué booy joué nag da ngay joué lu yee nit ñi dëgg la. am na beneen rôle tam comme ñi ñuy wax borom ñaari tur yi góor jigéen homosexuel. waaw moom tam su ma ko doon joué effort bi mu laaj ak li ma ci war a def yëpp du ma fa atteindre du ma ko mën a atteindre moo tax ma ne ñaar yii moom vraiment du ma leen mën a joué am na loo xam ne moom mës nañ ma koo dénk un rôle pour ma joué ko ci benn film scénario bi sax mu ngi fii di circuler ba léegi mais scénario bi sa jabar moo lay jiital ci julli moom mooy ñëw yaay liqaam moom mu jiite julli gi vraiment bi ma liiree scénario bi j'ai désisté il y avait beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent ci laa xamee ne kon am na ñoo xam ne dañoo jóg dugg ci biir théâtre bi waaw di yàq te fañ yàq jëm ci diini islam lañ yàq jëm fa la ñuy yàq jëm. parce que am na film yu ñu fi joué woon yoo xam ne ab ndongo daara du mel noonu sëriñu daara du mel noonu ñu joué ko fii ci dëkk bu mel ni dëkku islam bu mel ni Sénégal dëgg la. waroon a favoriser daara yi waroon a favoriser sëriñu daara yi waaye xoolal nañ leen wonee foofu waaw ñu ngi jaajëfal suñu papa Ibra Italien di ko wax ne ñu ngi suñu feewu émission di am contentement bu rëy yéen ñi koy suivre dee leen aimer di commentaire di partager ndax bokk na ci li nga xamante ne daf ñuy dooleel. waa di tëjeeg suñu papa Ibra Italien papa Ibra tey ji tey su fekkoon ne waa B Plus TV dañ la soxla woon ñoom ñu am seen produit wala yow nga indi seen produit bopp pour ñu liggéey ak ñoom est-ce que loolu dinañu jafe ñoom dina leen jafe. Non du tout parce que ñun ñëpp nous sommes des communicateurs. te day gën a yomb. dëgg la. waaw day gën a yomb. vous savez même y a des télévisions qui ont essayé ça. jéem a jël les techniciens ñu jouer. dëgg la dañu ragal daw. mais ñu ngi woon sur le bon chemin. mais pourtant ay artistes doo nga leen dàq ne leen du seen cër du seen waar du seen lii du seen laa ñoom ñu daw. mais ils avaient bien joué la chose comme Boops par exemple. mais dañu dem ba mujj gi après dañu réer. dañu réer te dañ leen réeral dimbale wuñu leen. mais n'importe qui peut faire le théâtre il suffit d'être nit. mën nga def théâtre. théâtre du lenn lu dul li ñuy def tous les jours. chaque jour boo xëyee li ngay def ba jant bi so. paasewul théâtre. dëgg la. il suffit maintenant nga mën koo retenir. xam li nga defoon nga mën ko defaat. xam ni nga ko waxee woon defaat ko ni nga ko waxee woon. na nga ko gesticuler woon nga defaat ko. parce que dafa am loo xam ne dañ ko wax ci théâtre. ñett ngay respecter pour pouvoir le faire. mooy la parole la pensée. et le côté plastique. dëgg la. parole pensée plastique mooy théâtre. il faut parole bi nit ki ci langage. mu mën a wax bu set. wax bu clair. mën a wax li nga xam ne moom la personnage bi bëgg mu waxee. le langage. parce que dañ ne le langage moom mooy li nga xam ne moo capitaliser même. dëgg la l'art le théâtral art théâtral. donc loolu il faut mu am ci il faut mu am aussi nit ki mën def gesticulation maanaam buy wax ak li muy gesticuler. mu ànd. dëgg la. loolu nag bu àndee comporté wu ànd ak xel ma. ñett yi bu ñu àndee bokk rek. kooku nekkatul moom. dëgg la da ngay nekk ca rôle ba. loolu artistes yëpp war nañ ko xam pour xam nan ngay génnee ci sa peau. dëgg la personnage pour dugg ci personnage. le rôle qu'on t'a demandé d'interpréter. dëgg la maanaam suñ papa Ibra Italien maanaam su la B Plus TV soxla woon daal pare nga pour liggéey ak ñoom. tout de suite.
ok merci kon mbokk yi ñun ñoo ko déggandoo di tàggatoo ak yéen rek di leen wax seen émission 7e art di am contentement bu rëy nag ci yéen ndax gis nañ ñi ngeen di suivre programme gis nañ ñi ngeen di toppee programme yi noonu la rek fi ngeen teg seen loxo bu leen ko mës a teggi waa di jaajëfal sama équipe technicien yi di leen wax ngeen tàggatoo ak suñu papa Ibra Italien di ko bàyyi ak yéen rek mu tàggatoo ak yéen. waaw un dernier mot mooy. di sant le président Gana Kébé. mi nga xam ne ba ñu tàmbalee ARCO bi ba mu tàmbalee ba tey. lépp luñ soxla su ma demee wax ko. daf koy def. di ko remercier bu baax di ko ñaanal moom ak waa faj mbébétu askan bi. yàlla yëkkati leen ba ca kaw. waaye le président Gana Kébé na xam ne ARCO département Kër Massar mu ngi koy remercier bu baax a baax a baax. di remercier bu baax le préfet de Kër Massar. monsieur Fall. di ko remercier bu baax parce que lépp moo ñu ci dimbale. moo ñu jox fu ñuy répété moo ñu jox salon affecté ñu CREPS. vraiment di ñu jàppale ba tey bu ma bëggoon fëggoon bureau léegi. mu ubbil ma ndax soxlay ARCO. kon kooku ñu ngi koy sant di ko gërëm. di remercier le préfet Faye. le préfet Guèye mi nga xam ne moo ñëwoon. def remise des prix bi di sant le sous-préfet di sant tous les membres du gouvernement ñëpp nag kilifa yi ci Sénégal yëpp ARCO département Kër Massar mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal tam jàmm di ñaan tam jàmm fii ci département bi dëgg la loolu daal moom mooy sama mbébét ok kon ñu ngi tàggatoo di leen wax beneen yoon incha allah di leen remercier 7e art